ëllëg ñu ñëpp dal di dem utali ji kanin laay comme ni ko ex officer bi waxee rek Ablaye Bojang nee na bëre bi du em rek ci bëre rek te itam du em rek ci góob maalo bi nag moom la ñoo xëyee ji waaye suñ demee ba ci ngoon cosaan itam am fa ñi nga xam ne dañ tul xam ne da ngaa gis ñu jam la paaka jam seen boppa sax dara du dugal waaye séeréer du ñu tul de man de duma man tuluma man mun naa koo seetaan joolaay ak pël rek ñoo de tul su ma tulee sax ñeme ñu ma sax jam ma paaka waaye ñooñu ñu ulu góor tigi ñu ulu seen boppa pour wane rek ne cosaan mu nga fam nekkoon ba léegi waaw am na ñoo xam ne paaka du leen duga di nga leen gis sax suñ defee seen garab yooyu leeg téere yi takka ko même man sax suñ ma ko solalee sax dara du ma duga waaye su ma fee génnee rek lu ma laal rek dafaa dem de waaw kon nag ñu ngi gërëm président bi wax nañ ko ba tàyyi ne kanin laay doo fa dem ci président mu oola ngaay xalaat affaire yi xiif loolu musut a am te du am mukk te ñu ngi gërëm président sax ku nekk gis na lim def ci Tabaski bi xar jafe na waaye dafa jóg indi xar yu dul jeex def ko prix boo xam ne ñëpp am nañ xar kooku ku am yërmande la waxatuma laa nag oola ba kanin laay ne da nga xiif déedéet loolu munta am waaw dina doy lekk bi dina doy na ñëpp a ñëw waaw bon na poli tamit ñëw jàng bëre su boobaa ñoom ñu mun a lekk xam nga dama doon wax koto labarana mu ne poli ñoom yàppa ñoom dañ ko dee dencal seen boppa ma ne ko nanguwuma nag waaye xam naa ne joolaay loolu la ñoo def kani laay ñoom Mr Camara ñoo abuloo dinañ nuba ndawal bi bàyyi poli so kon nag mbëri dafa am hotline boo xam ne mun nañ leen a call su ko defee ñoom tamit fekkee ne seetaanuñ programme bi maa de seetaan nañ programme waaye xamuñ naka la ñoo demee su boobaa ñu call la waaw normally ñoom xam nañ seen contact number because fuñ toll nii PRO bi nekk si Gambia Wrestling Association moom mu ngi contact gaay mu ngi wax ak ñoom ñëpp kuñ déglu yi noom xam nañ nombaam ñoom nañ ko contact te normally mbëri ñoom ñu ngi dem samedi dinañ dem waaw samedi si suba coopérative foofu la boos yi de truck yi de taxaw ak Buuba zone nga dem fële beneen yoon bi tamit mooy tonteewul fële brusu bi ak Cembuje si Johnson bi ñoom xam nañ fu moto yi de ne pour gaay tànjee xam nañ fa lele moto yi de pigee is the same routine mbe min fo kan sura kan wala walem Ramatulaay en Sambala en dundi sura kan kon bare mbe min fo kan ja walem ñoboro sama sininding 10 o'clock wato le ñobor nal bita moto ñing abe sotolale moto ñing be lola coopérative ni bota coopérative ibita Buuba zone wo silo kan ni ñobor nal be silo sila kan wo silo kan do ibe talale minu be tanje silo kan wol bina ning Bruce B Johnson la moto be tala minu ka bonan saño ñul aning kato ñul ma fa la wol kana Cembuje la Johnson on to ke tajilto so mba fola moliye ko nara ko domoro e kamin foten alhamdulillah rabbil alamin wo ni diamuta jam fang be pisalale katu sanji jama monene manta kan lay ko konkole bela so domoro la ko on tol teje fola bar me min fola wolem president o nying mba jayla mba tentula abe banko samba kan anyama ndol be kontandale banko bita kan nyame katu momi alon ko nin kol binansi la ko la ngin Tabaski albe ajele ay sa jol nati ko ala silo ya fo nyame ay mol makoy wo damante vanga aka mol ma har ñin do ko mol kata minna niti a jibe president ko kodo min bondi kat mol la do ko kata do ko ke ñin kunko to aka kodo min bondi afan bu kana o soto je so it's just like a mol mako elem drong andu wo kodo fana aliyaje la kata la ka murundi mol kan so nay ko man do alhamdulillah you know ni wobe kere ni mol ko alngata amanke fay kata ya jamela do ko la ndenga ji jami ikate fa ngola do ko la so nsa muta bulfulala mbenga finti ngata nga mako andu mo kana si ya foko you know ngakarle kumandi mankare kumandi ngomo be na ngata nga mano kati nuraro sita nyobon naliena ye ñoboro kali albe kontaan inshallah dimanche waaw ñun ñëpp ñu kontaan inshallah dafa melni waxtu bi mu ñoo jaam rek Mr Camara lan nga bëggoon wax foofu tuddi si Jola bala ñu tej programme bi hade ñe bajo wala te bere koto nje ka wana to bere ge waymi ku sefa kati foni kansala to ku itam bukana ko liman ko joboro ka ta ko manare no aseka nini daw yinga ya jam mu jawra menalo mu yima mana yala sankana ko mon to ko to bere baraka abaraka Mr Camara Mr Silo
waaw parce que bëre bi sax dafa am beneen solo bu ci nekk. xam nga ne ci nawet bi yëpp. bëre dafa tëjoon. bon nag dafa mel ni ki président ooteem bi mooy sax suñ bëre bu ubbi. mu ci la ñu ubbi bëre yi. bon loolu te nit ñi yàkkamte woon nañ pour delluwaat ci programme te bëre nekk na loo xam ne tey suñ ne woon ku ma gisoon rek ma dugg ci night club ñu ne paa bi lu mu fee def. waaye bëre rek nga mun a dem gis mag ñi gis ndaw ñi gis jigéen ñi ñëpp is for all sport for all loolu mooy bëre. jërëjëf président Yaya Jammeh. ok jërëjëf président Yaya Jammeh foofu la waxtu bi buum bi daggee maanaam time bi jeex na tak léegi li ñoo def rek mooy dama wone waa ñi sumay kilifa yi ma fi amoon ci waxtaan bi di leen jaajëfal kii nga xam ne mooy Alhaji Abdoulaye Bojang Mr Birane Camara ak Mr Abdoul Aziz Silon Ramatulaay Jallow la woon ne la ñu gën a dem ñu ne lekkang fa naanang fa soo poli comme yete baay yete soowee rek ñu daw si ñëw xam naa ne Jammeh jilanka tamit moom mu ngi pare pour di ñu welcome saa su ne incha allah nañ ko yàlla may fekkee ne la ñu fanaan jàmm incha allah. Groundnut, the backbone of the Gambian economy, grown mainly during rainy season, encounters several weeds which compete the crop for nutrients, water and light. Unless good weed control is practiced, substantial yield losses can occur. This is a major concern for groundnut farmers throughout the country. Sagar Jallow is an agricultural scientist who intends to do something about the problem, and it begins with a thesis he has written while he was a student at the University of the Gambia. In 2012, I was working on my thesis. This is a thesis that I wrote that is different wheat management practices on the yield and yield of groundnut Philippine pink variety. Graduating with a BSc degree cum laude in agriculture, Sagar is one of the University of the Gambia's brightest students. Having lost his parents and finding himself as breadwinner in his family, Sagar could not have got this far without assistance. His university education was fully sponsored by the Gambia Port Authority under its Operation Promote Excellence in the Sciences, or OPES. In 2006, we came up with the idea to conceive the OPES, which is Operation Promote Excellence in the Sciences, which is aimed at ensuring that we encourage science teaching and education from the primary, secondary, and the tertiary levels by making sure that we invest in the development of science teaching and education. Omar Dabo is a fifth-year medical student also at the University of the Gambia. His goal is to complete his studies in 2 years' time and open a medical clinic in his village of Mandinari, something communities here urgently need. The community that I live, especially in Mandinari, which is surrounded by this now 9 surrounding villages, Mandinarin, Kubune, Kerawan, Daranka, Baflodo, Makumba, there's no clinic around here. And then if I'm success, if I'm successful to attain the medical career in my studies, at least I would like to serve them in the community. At least I would like to serve them in this community where I live, because there's no clinic here, no hospital, no proper even pharmacy. When somebody's sick, you have to transport them to Lamin, Banyundi, or somewhere else. Seen as first point of call for medical advice, villagers queue outside his house. As he is still a student, basic pulse taking and physical examination are all he can do. He would refer them to the nearest clinic. I've been my nosing skills
where we are trained to check some vital signs, the temperature of somebody, the blood pressure of somebody, and then if you are diabetics or